moo di xët yu njëkk yi mu mel ni rek dañuy daal di tàbbi ànd ak yéenekaay bi nga xam ne moom moo di source a tey bu ñu ko xoolee ci xëtam bu njëkk tàbbi na ci assemblée nationale bi nga xamante ni incha allah en charge 80% des frais médicaux des députés ou du reste de son personnel ñëw na tey yéenekaay bi moom source a daal di xëy ci xëtam bu njëkk sampap laaj ci ginnaaw bi ñu gisee pencam ndaw réew ma day farataal rek di jël en charge li nga xamante ni moom moo di frais médicaux ñi nga xamante ni ñoom ñoo di député yi moo tax mu xëy ni le mal de dos de Sonko maanaam daal ana lan la ñuy wax ci li nga xam ne moom mooy wopp ki nga xamante ni moom moo di Ousmane Sonko ndax yéenekaay bi ñëw na ci confidence d'un député ma ngay wax ni kat en lieu et place des 80 000 francs pour les 10 séances de massage je n'ai payé que 16 000 francs pour une maladie que je viens de découvrir mu di benn député boo xamante ni xëy na jëm na ci charge yi assemblée nationale warloo woon ak ñoom mu mel ni ba tey doonu loo xamante ni amaana biir na waaye yéenekaay ba yemu ca nee na seulement Ousmane Sonko fait-il confiance à l'Assemblée nationale pour jouir de cette prise en charge sanitaire ana lan moo tax moom Ousmane Sonko feggu rek ci li nga xam ne moom moo di Assemblée nationale ngir ñu mën a jël rek en charge li nga xam ne moom moo di woppam bu ni mel loolu la yéenekaay bi daal di wax ndax fësal na itam ni kat Ousmane Sonko soxlawul dara yi Assemblée nationale ba sax ndox ma nga xamante ni moom la ñu fay teg ngir naan moom Ousmane Sonko du koy sax farataal di xool waxatuma nag di ko ubbi rek di def li nga xamante ni moom moo di naan loolu la yéenekaay bi di source a daal di indi niki tey ci coowal ki nga xamante ni moom moo di Ousmane Sonko bi yoon itam ci biir yéenekaay bi ma ngay àddu itam ci wopp ji di Covid 19 mu mel ni ca bërëbu liggéeykaay boobu nga xam ne moom moo di Sonam assurance yéenekaay bi kat nee na lu ëpp lu toll ci 20 doomu aadama ci ay agent yu Sonam assurance wopp ji di Covid 19 laal na leen ci seen bërëbu liggéeykaay loolu la yéenekaay bi di source a daal di xëyee niki tey ci li nga xam ne moom moo di xëtam bu njëkk niki noonu ñu daal di ànd ak Vox Populi ba tey ci coowal Ousmane Sonko waaye bi yoon dafa àddu ci ki nga xam ne moom moo di Moustapha Niass njiitalu Assemblée nationale Niass lance le processus de livraison de Sonko fi mu ne yéenekaay bi na mu gisee Vox Populi dafa mel ni la mu gis mooy lan fi mu ne nii dafa mel ni Assemblée nationale ca bopp ba moom Moustapha Niass fi mu ne mi ngi gaawal mbir yi di ko baral ngir rek lépp daal di yemb ndax ni ki ëllëg incha allah li nga xam ne moom moo di le bureau de l'Assemblée nationale et la conférence des présidents moom la ñu convoqué ni ki ëllëg ngir mise en état du dossier ngir xool nees mën a def ak Ousmane Sonko ngir rek daal di yëkkati li nga xam ne moom moo di mbalaanu kiiraayam loolu la yéenekaay bi daal di wax laata muy tàbbi itam ca la nga xam ne xew na ca Bignona xew fa nga xam ne moom moo di ca Ziguinchor ak fa nga xam ne moom moo di Louga les Sonkolés sèment la désolation à Bignona et saccagent le bureau des douanes mu mel ni rek coow li ba tey ginnaaw fi nga xam ne moom moo di Dakar Louga waa Bignona wane nañu seen bopp ñoom itam niki démb ci mer ba fuutu ci ni ngay gisee maanaam daal état bu Sénégal ni mu bëgg a taxawoo coowal Ousmane Sonko bile loolu la yéenekaay bi di Vox Populi daal di indi niki tey ci li nga xam ne moom moo di xëtam bu njëkk laata muy tàbbi ci la police et la gendarmerie quadrillent cité Gorgui et le domicile de Sonko isolé mu mel ni daal fi mu ne foofu nga xam ne moom moo di cité Gorgui lii di takk der yi moo xam police gendarmerie fees nañu fa dell wàccee nañu leen fa ngir rek ñu mën a wattu li nga xam ne moom moo di wér gi yaramu askan wa fa nekk la tamuy tàbbi ci wopp ji di Covid 19 ni ki démb la Sénégal daal di atteindre la barre des 7000 morts juróom-ñett téeméeri doomu aadama wopp ji di coronavirus jot na leen jël fi nga xamante ni moom moo di Sénégal ni ki noonu ñu daal di yër beneen yéenekaay mu mel ni rek l'observateur lay daal di doon affaire Ousmane Sonko Adji Sarr révélation sur le corps à corps loolu la yéenekaay bi daal di wax maanaam daal ay seede jëm ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci bërëbu liggéeykaay boobu ndax yéenekaay bi nee na kat ce que le mari de la propriétaire du salon de massage a confié aux enquêteurs je n'ai entendu ni bruit ni appel au secours moom mi nga xam ne rek moom mooy borom këru ki moom bu salon de massage bi la mu wax enquêteurs yi mooy ni kat moom ma nga fa woon bërëb ba jamono ya fa Ousmane Sonko di dugg di def massage waaye déggul bruit déggul yuuxu déggul dara loolu la ki nga xam ne moom moo di borom këru borom salon bi daal di wax waaye yamu ca au moment des faits présumé de viol Ndeye Khady Ndiaye n'était pas sur place moom mi nga xam ne moom bërëbu liggéeykaay bi soxna si moom jamono yi Ousmane Sonko di ñëw foofu di def massage yi moom nekkul woon ca la nga xamante ni moom moo di ca biir kër ga loolu la yéenekaay bi daal di wax waaye itam kii di madame Mamba moom mi nga xam ne moo nekkoon ñaareelu masseuse bi ñu boole woon ak soxna Adji Sarr moom wax na kat à un certain moment j'ai quitté la salle moom ak ki nga xam ne moom la ñu boole woon mu di soxna Adji Sarr ñoom ñaar ñoo duggandoo ci salle bi ngir defal ki nga xam ne
moom moo di Ousmane Sonko massage bi mu soxla waaye nee na kat ci benn diir moom génn na waaye bàyyi fa ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko ak ki nga xamante ni moom moo di Adji Sarr l'accusatrice de Sonko les faits graves et culture du viol loolu la yéenekaay bi daal di indi niki tey ci li nga xam ne moom moo di xëtam bu njëkk moom l'Observateur niki noonu ñu daal di ànd ak beneen yéenekaay mu mel ni le quotidien lay daal di doon le quotidien ñëw moom tam daal di tàbbi ba tey ci coowal Ousmane Sonko accusation de viol et menace de mort mu mel ni loolu la ñuy toppee Ousmane Sonko jëm ci Adji Sarr mi nga xam ne moo ko daal di porter plainte ni kat maanaam daf ko yakkataan ay yoon waaye tam yamu ca di ko menacer de mort maanaam teg ko li nga xamante ni moom moo di fetal pas de chambre basse pour Sonko maanaam fi mu ne nii yéenekaay ba la mu gis mooy fi mu ne duñu may dara ki nga xamante ni moom moo di Ousmane Sonko ndax procureur saisir na le juge du 8e cabinet ñu ne déeta waay député yi ñoom itam fas yéene amal li nga xamante ni moom moo di ab lël xool nees mën a def ngir yëkkati mbalaanu kiiraay ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko mu di la procédure de levée de l'immunité parlementaire lancée demain ëllëg incha allah la ñu fas yéene amal lël bu ni mel ngir xool nees mën a def ngir yëkkati li nga xam ne moom moo di mbalaanu kiiraay ki nga xamante ni moom moo di Ousmane Sonko l'immunité levée de l'immunité parlementaire de Sonko ba tey moom la Walf Quotidien daal di xëyee ginnaaw li nga xam ne moom moo di le quotidien ndax ma ngay wax Walf Quotidien ci xëtam bu njëkk le pouvoir décrète l'urgence fi mu ne daal maanaam mbir mi nga xamante ni moom moo topp Ousmane Sonko moo tax gis nañu li nga xam ne moom moo di assemblée nationale décrété nañu urgence jàpp na ne urgence la ngir ñu amal lël ngir xool daanu yëkkati wala duñu yëkkati li nga xamante ni moom moo di mbalaanu kiiraayu ki nga xamante ni moom moo di Ousmane Sonko Mamadou Lamine Ba di spécialiste en communication de crise moom mooy addu ci kaddu ya nga xam ne Ousmane Sonko jotoon na ko génne moom nag na mu gisee ginnaaw bi xam-xama màccee ci communication nee na Sonko a perdu son agressivité maanaam keroog Sonko ba muy wax ak askan wi feggu ak presse bi maanaam daal maanaam ni ñu ko daan gisee muy waxee ci dëgër ak njaxlaf gi maanaam daal dañu ko ñàkk keroog ci ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko waaye yéenekaay bi àdduna ci wopp ji di coronavirus la barre des 700 morts franchis fii ci Sénégal juróom-ñett téeméeri doomu aadama niki démb doon na lu biir ñu daal di mujj ñàkk seen bakkan ci wopp ji nga xamante ni moom moo di Covid-19 niki noonu ñu daal di ànd ak le Témoin quotidien lendemain d'intifada des pro Sonko moom ma ngay àddu ba tey ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di ay ñooñu Sonko jóge ñaaley Sonko yi nga xamante ni xëy na génnoon nañu mer ba futu wane seen bopp ci li nga xam ne moom moo di mbeddu Ndakaar yi ay ak gox yeeki goxaat yéenekaay bi kat ni calme avant la tempête le calme avant la tempête loolu la daal di wax moom yéenekaay bi ngir wax ne rek jeunes yu bëree bëri maanaam jot nañu interroger wu wala bokk yéenekaay bi di le Témoin daal di leen di interroger waaye ñoom lañu wax nee nañ koy fi mu ne nii duñu dellu ginnaaw ci li nga xam ne moom moo di xeex bi ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo di jege ñaaleeg Sonko nee na ñu fas yéene poursuivre li nga xam ne moom moo di combat bi daal di soutenir ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko mu di ay seede yoo xam ne waa Témoin quotidien ñoo ko daal di cueillir ci ñenn ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di ay partisans yu Ousmane Sonko mu mel ni tamit yéenekaay ba yemu ca ndax ma ngay wax retour au domicile du leader du PASTEF dans les SICAP théâtre d'affrontement waaye ca Bignona la fa xew ni ki démb itam yéenekaay bi ñëw na ci nee na lu doy waar ci génn ca mbedd ya mer ba fut wane seen bopp moo xam soxna yi ak lu ni mel waaye ñoom tamit waa PASTEF kuréelu PASTEF daal di def benn communiqué di ñaawlu bu baax a baax acte de torture contre les jeunes yi nga xam ne ñoom ñoo di doon manifester wu te ñu gis ni maanaam takk der yi teg nañ leen ko maanaam daal ñi ngi leen doon fitnaal di leen torturer waa PASTEF nag mer ba futt ci loolu daal di génne ay communiqué ngir rek ñu daal di dakkal lu ni mel la mu mel ni las yéenekaay moom itam utali na ca pencam ndaw réew ma ca assemblée nationale dégtal ñu nataalam bu yanj moom Ousmane Sonko di wax ni kat l'assemblée met en branle la machine la fi mu ne daal jooloona buum ca boy ga fas yéene na activer li nga xam ne moom moo di mbir bi ngir xool nees mën a def ba xam daanu yëkkati mbalaanu kiiraayu Ousmane Sonko waaw wala déet ndax nee na kat le bureau cogite sur la mise en place d'une commission ad hoc en fast track anana naka la ñuy def ba mu gaaw ba nga xamante ni rek daañu xool nees mën a def ngir Ousmane Sonko mën a wuyu ji li nga xamante ni moom moo di yoon Bignona itam daal di fekk si Ndakaaru ak yenn ci ay goxaat fii ci Sénégal ci wane seen bopp ci mer gi ñu mer ci taxaw gi ñu bëgg a taxawoo Ousmane Sonko tukkee ci li nga
nga xamante ni moom moo di état bu Sénégal waaye Pastef taxaw temb itam daal di accusé gàllu tuuma police bi nga xamante ni taxaw na temb doon torturer ñi nga xam ne ñoom ñoo di ay manifestants ñi fekk woon ci Ousmane Sonko ci anam bi nga xam ne noonu la ñu doon wane seen bopp ci mbeddu Ndakaaru yi waaye itam yéenekaay bi àdduna utali fa nga xam ne moom moo di ca Casamance ci démantèlement de 4 bases rebelles yéenekaay bi ni kat l'armée exhibe ses trophées de guerre maanaam daal teg nañu loxo ay ngànnaay yu bari foofu nga xamante ni moom moo di ca Casamance niki noonu ñu daal di ànd ak Sud Quotidien ba tey tàbbi ci levée de l'immunité parlementaire de Ousmane Sonko l'Assemblée en branle fi mu ne nii daal mbir mi na gaaw na bar la ñu gis moom waa pencam ndaw réew ma nees mën a def ngir rek ñu daal di yëkkati li nga xam ne moom moo di maanaam mbalaanu kiiraayu ki nga xamante ni moom moo di Ousmane Sonko yéenekaay bi loolu la daal di wax laataa muy utal itam ca Casamance ginnaaw bi ñu gisee la fa xew lii di ay grande base de rebelle mu di ay base way fipp ñi nga xamante ni amaana lu bëree ci ay jafe-jafe yu ñuy dund ca Casamance dañuy farataal di gis ni ñoom ñoo koy indi mu mel ni armée ba nag def na liggéey bu mucc ayib daal di exhiber li nga xam ne moom moo di ay trophée de guerre lépp lu nga xam ne jëmoon na rek ci wàllum ngàndaay foofu nga xamante ni moom moo di ca Casamance waaye itam ñi nga xam ne jamono ji ñi ngi dund wopp ji nga xam ne moom moo di maanaam cancer rupture de médicaments anti-cancéreux doon ay jafe-jafe fii ci Sénégal ndax dañu gis ni la double peine des malades fi mu ne ay jafe-jafe la ñu am ngir rem daal di am li nga xamante ni moom moo di seen garab ndax docteur Lamtor Mamadou Seck chef de service bu distribution de la PENA nee na kat les commandes devront être reçues dans une semaine au grand maximum maanaam daal ñiy dund wopp ji nga xamante ni moom moo di cancer nañu nëgandiku rek fileek benn pa ay bés daanu jot li nga xam ne moom moo di commande yi ngir rek mën leen a livrer li nga xamante ni moom moo di seen garab yi ñu daal di ànd ak beneen yéenekaay mu mel ni rek enquête lay daal di doon enquête ñëw ba tey ci coowal li nga xam ne moo topp Ousmane Sonko waaye bii yoon nag gëstu bu xóot la daal di def taxaw seetlu ci li nga xam ne moom moo di salon de massage yi le procès des salons de massage loolu la daal di wax moom enquête yéenekaay yamu ca waaye indi nay faram fàcce lii où le scandale est arrivé dans l'affaire Sonko les salons de massage sont l'objet de toutes les attentions mu mel ni fi mu ne lépp luy salon de massage jamono mi ci réew mi di Sénégal dañ ko daal di jël rek daal di teg gët xool nees mën a def ak salon de massage yi ñenn ñi nag mujj fee jóge ragal li nga xam ne moom moo di salon de massage yi waaye di kii di Cheikh Seck di président des kinésithérapeutes di rééducateur foofu nga xamante ni moom moo di ca hôpital bi nekk fii ci Grand Yoff nee na kat fii ci Sénégal il n'existe pas de salon de massage au Sénégal nee na fii ci Sénégal salon de massage amu fi waaye yemu ca ma ngay wax ni les professionnels du milieu se confie sur les pratiques et les dérives ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéey ci mbir mi àddu nañu ci micro waa enquête yéenekaay ci liggéey bi waaye itam li nga xam ne moom mooy gàllankoor maanaam seen liggéey yéenekaay bi indi na ko tey ci li nga xam ne moom moo di xëtam bu njëkk waaye ma ngay àddu ca beneen wàll ki nga xam ne moom moo di Malick Sall moom dafa daal di saisir nag assemblée nationale ñuy amal benn réunion boo xamante ni ki ëllëg lay doon ana nees mën a def waaw wala déet daanu yëkkati li nga xam ne moom moo di mbalaanu kiiraay yu moom Ousmane Sonko waaw wala déet les pro Sonko cassent tout sur leur passage mu mel ni ki démb foofu ca Bignona lépp lu nekkoon seen kanam rek rajaxe nañu ko ñoom pro Sonko yi ñi nga xam ne ñoo ànd ak Ousmane Sonko ndax mer nañu ba futtu ci taxawaayu état nañu gisee jàpp nañu daal ay ndëgg sërëx yu ñu teg la ngir rek daal di éliminer sur le plan politique ki nga xamante ni moom moo di Ousmane Sonko les 41 militants de Pastef arrêtés risque gros loolu les échos yéenekaay moo ko daal di fësal ndax ñeent fukki nit ak benn yi ñu tegoon loxo ni ki barki démb ci nañu taxawee ci dëkk bi ci ay taali oto taali kër ak yu ni mel dafa mel ni ñoom bu ñu xefee mbir yi dina tar lool ci seeni bopp ndax gis nañ ni kat ginnaaw bi ñu leen tegee loxo ils sont toujours à garde à vue loolu la yéenekaay bi daal di wax fi mu ne nii ba tey ñu nga leen téye laataa ñu leen di déféré Pastef nag moom kuréel bi di dénoncer di ñaawlu bu baax a baax li nga xam ne moom moo di maltraitance bi ñu gis ak torture foofu ca commissariat central ba jëm ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo di ay ñoñam loolu la waa Pastef daal di wax laataa ñuy àddu ci levée immunité parlementaire bu Ousmane Sonko la procédure lancée en mode fast track na gaaw na bar dafa mel ne loolu la ñu gis seen ko ci assemblée nationale ana nees mën a def ngir gaawal mbir yi ba rek Ousmane Sonko dem jàkkaarloog li nga xamante ni moom moo di maanaam attekat yi ndax ni ki démb rek la ñu wax ci suba gi la ñu gis ni garde des Sceaux moom ministre bi nga xam ne moom moo di ministre de la justice moom monsieur Malick Sall maître Malick Sall moom moo daal di saisir ki nga xam ne moom moo di Moustapha Niasse waaye le bureau de l'Assemblée nationale
nationale ñoom dinañ amal benn réunion ni ki ëllëg incha allahu rabbi waaye suivi de la conférence des présidents à 13h loolu la yéenekaay bi daal di wax yooyu yëpp doon ay mbir ak i convocation des lois convoquées vendredi ou lundi waaye tam procédure devrait être bouclée loolu la ñu wax fileek li nga xamante ni moom moo di juróom-ñetti fan jëm ci li nga xam ne daanu yëkkati mbaalaanu kiiraayu moom Ousmane Sonko naam wala déet loolu la Les Échos indi niki tey ci xëtam bu njëkk ci li nga xamante ni moom moo di wàllum xibaar waaye niki noonu l'exclusif ba tey daal di cay tàbbi coowal Ousmane Sonko Adji Sarr seen ay nataal la yéenekaay bi daal di indi waaye tam yamu ca ma ngay wax viol répétitif 2 pistolets menace de mort message d'avertissement introuvable moralité ak li nga xam ne moom moo di douteuse de l'accusatrice yooyu yëpp nekk ay sew-sew yoo xam ne gis nañ ko mu di ay yoo xamante ni soxna si àdduna ci waaye fi mu ne ngir ñu leeral lool dafa fas yéene doon ay jafe-jafe moo tax yéenekaay bi daal di ni kat moom dafa mel ne soxna si lépp lu nga xam ne wax na ko fi mu ne nii dafa seetal Ousmane Sonko daal di gën a dugal boppam loolu la yéenekaay bi daal di wax waaye yemu ca sant panab laaj moom l'exclusif di wax ni est-ce que ce pays est sérieux est-ce que nekk nañ ci réew moo xam ne réew mu sérieux la dëgg-dëgg ci ni ñuy doxee ak li nga xam ne moom la ñu gis ci ni nga xam ne noonu la réew mi di doxee loolu la yéenekaay bi di l'exclusif daal di wax laata mu ñuy dégtal itam nataalu ki nga xam ne moom moo di son excellence monsieur Macky Sall di wax enquête Macky ni de près ni de loin fi mu ne nii daal bu ñu defee gëstu ci li topp Ousmane Sonko dafa mel ni son excellence monsieur Macky Sall loxoom génnu ca loxoom taqe na ci mbir mi yéenekaay bi moo wax lu ni mel ci li nga xam ne moom moo di xëtam bu njëkk waaye lii di capitulation de Sonko ana nees mën a def ngir teg loxo ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko yéenekaay bi nee na kat cette presse plus presse que le parquet maanaam fi mu ne dafa mel ne kat bërëb ba taskatu xibaar yi ñoo gën a yàkkamte sax fi mu ne ñu teg loxo ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko ci anam bi nga xam ne noonu la ñuy dégtali xibaar yi ci li nga xamante ni moom moo di yéenekaay yi niki noonu ñu daal di ànd ak critique nee na honorable message loolu la daal di wax honorable message waaye itam jëmoon xëy na amaana ngir wax honorable député honorable massage la daal di bind ci xëtam bu njëkk mu mel ni niki ëllëg rek incha allah daanu xaarandi ki nga xam ne moom la ñu fas yéene xool nees mën a def ngir yëkkati li nga xam ne moom moo di malaanu kiiraayam waaye yéenekaay ba yamu ca nee na ni ñu sacrifié ki nga xam ne moom moo di Khalifa Sall sacrifié ko Karim Meïssa Wade dafa mel ni ci tànk yooyu la ñu nekk ngir rek sacrifié ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko moo tax sax le collectif pour la promotion et la protection des droits des femmes et des filles exige la lumière ñoom ñi nga xam ne itam dañu taxaw teem mu di kuréel bi nee nañu dañuy xeex ak yelleefu ki nga xam ne moom moo di soxna di jigéen nee nañu nañu leeral mbir mi ba mu leer ñoom loolu rek la ñuy sàkku waaye Y'en a marre Aminata Lo ak Moustapha Guirassy ñoom itam fi mu ne taxaw nañu temb ngir rek gunge ki nga xamante ni moom moo di Ousmane Sonko loolu la tey critique indi niki tey ci li nga xam ne moom moo di xëtam bu njëkk niki noonu ñu daal di tàbbi ànd ak li nga xam ne moom moo di lii quotidien utali fa nga xamante ni moom moo di fa nga xam ne moom moo di ca Bignona nee na kat soulèvement pro Sonko au-delà des manifestations les enseignements politiques ana nees lan la ñu mën a jànge ci li nga xamante ni moom moo xew ginnaaw li xew topp ki nga xamante ni moom moo di Ousmane Sonko loolu la yéenekaay bi daal di indi ci xëtam bu njëkk ci yàq-yàq ak na nga xam ne noonu la ñu gisee am na lu nga xamante ni tey politiciens yi mu di enseignement politique bu nga xam ne war nañu ko ci mën a jànge kii di Babacar Dione ce qui s'est passé lundi et le fruit d'un long processus li xew daal niki altine fi mu ne nii la ko ëmb dafa yàgg ta bari loolu la wax moom Babacar Dione Mamadou ki nga xam ne moom moo di Mamadou Sy Albert nee na kat c'est une révolte de la jeunesse ndaw ñi nag ñoo génn wane seen bopp daal di fipp ndax li ñuy dund jamono ji dafa doon lu nga xamante ni doy na waar loolu la yéenekaay bi daal di indi niki tey ci li nga xam ne moom moo di xëtam bu njëkk moom lii quotidien ñu niki noonu ñu daal di ànd ak tribune yéenekaay yi moom itam daal di ñëw ci leneen ba tey ci coowal Ousmane Sonko waaye bi yoon manifestation de pro Sonko après Dakar et Ziguinchor utali na fa nga xam ne moom moo di Bignona chaude journée à Bignona loolu la wax ni ki démb foofu ca Bignona am nañu bés bu tàng jër bu métti ta tar ndax ñaari nit jot nañu ci am ay gaañu yu métti ay jeunes yoo xamante ni yu déterminé ñoom ñoo taxaw temm ci mbedd yi taal ay pneu kenn du dem kenn du dikk loolu la yéenekaay bi daal di wax ci nettali waaye itam des pneus brûlés la boutique de la station Total attaqué yamuñu ca waaye itam nee nañu ay éléments bu gendarmerie insuffisant l'armée entre en action mu mel ni ki démb ca Bignona mbir yi doyoon na waar jëm ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di les pro Sonko taxaw temb rek ngir ni kat Ousmane Sonko kenn du ko jege kenn du ko laal bu soobee suñu borom bi subhanahu wa taala mu mel ni rek ni ki noonu affaire Sonko Adji Sarr Pastef dénonce les maltraitances et tortures yemu ca waa kuréelu Ousmane Sonko ñooy àddu def communiqué ni kat fi mu ne nii li ñu gis doy na waar waaye tam di ñaawlu bu baax li nga xam ne moom moo di torture ak maltraitance bi ñu
nemmeeku ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di ay ñoñam loolu tribune yéenekaay yi moo ko daal di indi niki tey ci li nga xam ne moom moo di xëtam bu njëkk mu mel ni réew mi quotidien ba tey ma ngay àddu bi yoon affaire Sweet Beauté la daal di wax ni kat la confrontation des stratégies entre l'État et Sonko mu mel ni mbir mi li muy rëy di doon coowal Ousmane Sonko dafa mel ni mbir mi dafa mujj wëlbatiku doon Sonko ak état bu Sénégal ndax gis nañ bureau de l'Assemblée daañu ko convoqué niki tey waaye itam Bignona sous haute tension l'armée en renfort niki démb la xew ca Bignona ñu ñaawlu ko méttit lu lool la nga xam ne moom fa daal di xew waaye itam doon wattu wala gunge soutenir ki nga xamante ni moom moo di Ousmane Sonko. Orientation des nouveaux bacheliers yéenekaay bi ñëw na ci maanaam daal jëm ci jàng ak njàngale daara bu kawe bi les bons chiffres du Mesri maanaam daal yéenekaay bi loolu la daal di wax mu mel ni fi mu ne ay orientation yu bees yoo xamante ni jot nañu ko nemmeeku tukkee ci ki nga xam ne moom la ñu dénk daara bu kawe bi Covid-19 la barre des 700 morts franchis ni ki démb la Sénégal atteindre la barre des 700 juróom-ñaar téeméeri doomu aadama démb la biir ci ay doomu aadama yoo xam ne wopp ji di coronavirus jël na seen bakkan li nga xamante ni moom moo di fii ci Sénégal niki noonu ñu daal di ànd ak soleil national daal di utali ca Ziguinchor fa nga xam ne moom moo di ca Casamance di wax après une dizaine de jours de bombardement dans le sud de Ziguinchor l'armée démantèle 4 bases de rebelles maanaam ñeenti base rebelle bërëb yoo xam ne ay way fippu amaana lañ fa gënoon a nemmeeku yoo xamante ni seen ay ngàndaay ak yu ni mel foofee lañ ko daan denc mu mel ni rakk der yi def ca nag liggéey bu mucc ayib nee na kat les bases de Badiong ba Bousouloum ak Bouman ak li nga xam ne moom moo di bastion historique de Sikkoun sont tombés yooyu les bërëb foofu la ñu tegee rek loxo li nga xam ne moom moo di ngàndaay ci bërëb ya nga xam ne foofu la ñu nemmeekoon mu doonoon base ñi nga xam ne ñoom ñoo di way fippu yi waaye itam di fësal ni plusieurs hectares de chanvre indien détruits des munitions explosives récupérées frontière avec la Guinée vers l'érection de postes de contrôle militaire à tous les points de passage non officiels mu mel ni taxawaay la ñu fas yéene am ci lu ni mel ci li nga xamante ni amaana moo xew foofu nga xam ne moom moo di ca Casamance maanaam fa nga xamante ni moom moo di ca Ziguinchor loolu la le soleil national xëyee ni ki tey moom itam ci li nga xam ne moom moo di xëtam bu njëkk mu mel ni Dakar Times moom itam ci leneen la daal di ñëw soxal li nga xam ne moom moo di orientation de la nouvelle direction d'Al-Qaïda au Maghreb islamique une note sur nos voisins d'Al-Qaïda au Maghreb islamique ndax ma ngay fësal ni après la mort d'Abdel Malek Droukel lors d'une raid des forces de français Abdou moom ki nga xamante ni amaana gis na nit yotoon nañu ko teg loxo mu daal di ñàkk li nga xam ne moom moo di bakkanam ñooñu ñuy duppee les ténors de ce groupe ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di alliés yi dañu fas yéene mettre en place li ñuy duppee une nouvelle feuille de route ngir gën a mën a expliquer li nga xamante ni moom moo xew waaye tam ana yan note sur voisin bi nga xamante ni moom moo di Al-Qaïda jëm ci Maghreb islamique yi ana nees mën a def ngir mën rek daal di introduire wala bokk daal di intéresser li nga xam ne moom moo di les pays limitrophes moo xam la Mali le Sénégal waaye y compris yeneen gox yi nga xamante ni amaana mbir mi dina leen rek daal di def li nga xamante ni moom moo di intéressé niki noonu ñu daal di koy jeexalee ak direct news moom itam ñëw ba tey ci leneen bi yoon wax ci fanweeri at ak ñeent yi nga xam ne ginnaaw bi mu làqoo moom Cheikh Anta Diop mu daal di xaatim ci xëtam bu njëkk ni kat la seconde mort de Cheikh Anta Diop ana lan lay undu la seconde mort de Cheikh Anta Diop ginnaaw bi mu làqoo dafa mel ne lépp lu mu bindoon ci ay téere xaatim ko teg fi moom itam dafa mel ne dañ ko boole ak moom daal di suul amul benn njàngat bu nga xam ne dugal nañu ko ci daara yu kawe yi wala ñu jàngal ko li nga xam ne moom moo di jeunesse bi ndax yéene kaay ba yemu ca nee na kat ses œuvres non promues dans les écoles sénégalaises et son village natal et sa tombe dans l'anonymat la race noire avait préoccupé le fils de Ceytou maanaam Senghor Cheikh Anta Diop un duel à mort les portes de l'université Cheikh Anta Diop fermées à Cheikh Anta Diop ndax dañu gis ni maanaam daal la ñu ko tëjalee mooy bañ faa jàngale la nga xam ne moo doonoon ay gëstoom doonoon li nga xamante ni moo doonoon xam-xamam macha allah loolu la yéenekaay bi daal di indi niki tey ci xëtam bu njëkk laata muy tab bi itam ci ki nga xam ne moom moo di Donald Trump moom itam yéenekaay bi ñëw ci moom di fësal ni le second procès historique en destitution de Donald Trump s'ouvre au Sénat mu mel ni rek ba tey coowal Donald Trump ma ngay wéy di dem par rapport ak li nga xamante ni jot na ko def foofu ca États-Unis d'Amérique li nga xamante ni moom moo di ay jée moo tax ñu fas yéene teg lépp lu nga xam ne ay matuwaay la ngir rek daal di koy atte moom ki nga xamante ni moom moo di Donald Trump mu mel ni ba mbokku teewlukat yi lii moo doonoon niki tey li nga xam ne moom la yéenekaay yi daal di xëy niki tey ci li nga xam ne moom moo di seen xët yu njëkk